ci waxtu tas xibaar yi yaatal ci kàllaama wolof di ci ànd ak Cheikh Diop Cheikh bismillah. jërëjëf Papis ginnaaw bàkk bi daañu jukki li gën a fës ci jotaayu xibaar. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu ànd beeg télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci njëgub diwlin bi ak yenn ci loo xamante ni dañu koy jëfandikoo ci makkaan yi nag jamono yi yokk nañu ko ci jàbba yi itam lu ni mel jëndkat yi nemmeeku vice président bu ASCOSEN itam am na lu mu ci wax da ngeen ko dégg ci la jotaayu xibaar diwaan bu njaareem itam lu ni mel la ñu nemmeeku ba tax itam way jëfandikoo yi li ñuy sàkku moom moo di ñu wàññi njëkk yi bu baax a baax rek njaboot gi mën a am lu ñu def seen ak biir naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi wax nañ ana lan moo tax ñu yokk njëkk yi filière tomate bi nag ci bët gànnaar bu réew mi xam ngeen ne nag daañ ko tëj ku maywul lu ñu mel dina nax saay ginnaaw usine bu Dagana wi nga xam ne tëj nañu ko te bëri woon na ci ay doomi aadama yoo xamante nii rek ñu nga fa woon di daan seen doole wàllu njàng mi ak njàngale mi nag rawatina daara yu kawe yi étudiant yu faculté wu lettres ak itam sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di ubbiwaat mbir mu ni mel ngir rek ñu mën a jotewaat ci li nga xam ne moom moo di amphi doyen bu boobu la faculté itam am na lu mu ci wax daañ leen ko digtal ci la jotaayu xibaar wàllu tàggat yaram football juróom-benneelu journée éliminatoire bu CAN 2022 nag mu mel ni réew bu Sénégal ni ki tey la doon jano ak Swatini ngeen baal ma mbokk yi daan témbo benn bal fu nekk la doore mu mel ni nag résultat boobee nag li mu wundu moom moo di gaynde yi am na lenn loo xamante ni war nañ ko juyantiwaat ci li nga xam ne moom moo di anam wi ñuy footballé mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxee la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futur Média ni ma leen ko junjee woon bokk na ci rek duulin wi nga xam ne nemmeeku nañ ne dafa yokk bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di jàbba yi mu mel ni nag vice président bu ASCOSEN daal dinay wax lu ni mel an lan moo tax rek ñun nemmeeku ci ak yokkuteef jàpp na ne rek yenn ci ay Auchan yoo xamante ni daal nañ koy caxatee ci jàmmarloo yi nga xam ne amoon na fi ci fan yile nga xam ne nag moom la ñu génn reportage leen di diktal Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ñoo ci àndoon ngir daal di koy def. ay fan ngi ñu nemmeeku njëgu diwlin bi am yokkute bouteille bu 5 litres bi dem jar junni ak téeméer léegi junni ak ñetti téeméer lay jar yokkute bi nu mel nag dina jafe lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kër yi. metti na trop ñun dañuy bay ci la ñuy jaay di jënd ceeb ak diwlin bu ñu ko mënoon a wàññil tamit moo gën ndax xam nga dund bi bu seeree. borom kër yi dañ koy yëg. cher xanaa te metti nit ñi moom fu mu ne moom daa xaw a cher moom wax dëgg moom waaw cher trop dëggantal kay yokku na dëgg. loolu nag jàpp nañu mun naa tukkee ci ñaxtu yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci tàmbali weeru mars bi ak tamit yenn boutique yu mag yi nga xam ne dañ leen dem dajji bu ñu sukkandikoo ci consomériste bi. mooy grande surface yi nga xam ne. ñooñu daan dimbale parce que ñoom seen marge bi ñuy teg pour seen bénéfice day gën a wàññeeku parce que ñoom quantité bi ñuy jaayee tax ñu mën a def marge bu nga xam ne dafa néew. mais loolu yàq nañu ko dina impacter nag moo tax war nañ ci jàngat. yokkute bi nag ñëw ci jamono joo xam ne doy na waar moo tax nag faaw ñu daal di xoolaat jooyanti fexe ba njëkk yi bañ a yéeg. ak koor gi di ñëw ndogu yi war a neex nga war a lekk ba suur boo waree ba ngoon war ngaa lekk lu neex lu riis te bu ñu ko yokkee day métti suñu côté nañ jàpp rek wàcce ko moo nu jabooti ñun ñëpp. 5 bi rek la ñuy jënd balaa weer bu jeexee ñu jëndaat. am na variété huile boo xam ne encadré woon na ko muy l'huile en vrac mais mën na encadré. yeneen façon huile yi gannaaw bu mu xoolee structure du prix di douanier yàgg seen li ñuy percevoir droits et taxes yi ci huile bi
ñu jéem koo wàññi. ay fan rek des ñu dugg ci weeru koor wu sell wi doxantu bi ñu def ci biir marché bi loolu di dëggal rek ne njëg yu bëri ñoom jamono ji ñu ngi yokk bu baax li nu mel nag tiital ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi. Pape Fara ay fan dong moom moo des ci li nga xam ne moom moo di weer bu koor wi diwaan bu Njaareem itam lu di mel la ñu fa nemmeeku ba tax itam ay jëfandikoo gi li ñuy sàkku moom moo di ñu wàññi njëg yi bu baax a baax ngir askan wi mën cee jariñu naka noonu itam ñi nga xam ne ay jaaykat lañu wax nañ ana lan moo tax ñu yokk yooyu la njëkk di ngeen ko gis ci reportage wi nga xam ne Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye def nañu ko ñu seetaan. ayu bës a ngi nii seetlu bi benn la ci marché Njaareem yi njëgu dawlin gi day yokk rek. boo ne dafa yokk ñu daw te bidon diw ñoo ngi koy jënd ñeenti junni bu nu koy jaay juróomi dërëm rek lan ci am. farmin liit yi amatul yii la ñuy jënd bii nii 5000 lan koy jënde bii mu mat bii du mat. seer la def seer ba bëgg a dee rek. bu ñu jëndee 5 léeg-léeg du mat. ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo dawlin ci seeni kër xamatuñu fu ñuy taxaw ne lii war nañ cee indi saafara te sax ñoom. ñenn ñi ñu ngi xalaat seen liggéey yàqu ci. liggéey ci 14500 je pense. dem ba 20 et quelques mille. loolu nag moom day impacté liggéey bépp loo daan jëndee litre 900 mu dem ba 1100. xamuñu lu ko waral nag mais daal dañuy gis ne prix yi moom ni muy flambé kenn mënu koy comprendre. buñ sañoon ñoom ñuy wax ñu ci lan la ci commerçant yi la wala ci état bi la. si da ciy impacté bu baax a baax a baax ndax finalement da nga daan bind bidon teg mais instant yi da ngay obligé ak dëkk bi ni mu naqaree di ko détaillé. jaaykat yi dëggal ne yokk am na Abdou Ba moo jiite UNACOIS xale yi nga xam ne ay jaaykat lañ. ndax tey ji boo gisee tey ji bëri na ay réformes yoo xam ne état da koo def ci port bi ñun waroon nañ cee dem grève en décembre mais finalement. peut-être xëy na dañoo trouver terrain d'entente da ngay gis conteneur yi bari day nekk port pour seeni borom jot ko du yomb lenteur boobu moom moo ko joué mais bu fekkee ne tey jii da ngay dem bitim réew dem jëndi sa bagage ñëw ci port bu Dakar ci semaine nga war ko mën a jot nga toog fa 1 mois 2 mois mënoo koo jot te chaque jour nga di ko fayal loolu li yokk bagage yi ci lay bokk. yokkute njëgu dawlin bi gis nañ ko lu am la ci marché région bu Njaareem yépp wante fu mu tellu nii gis ko sax doon na lu jafe ci marché bi. filière tomate bi ci bët gànnaaru réew mi ku moywul dina naxsaay bokk na ci li ko waral di usine Dagana wi nga xam ne nag tëj nañu ko moonte bëri na ci ay doomi aadama yoo xamante ni saa su nekk ñu ngi fa doon xëy di daan seen doole ba tax ñoom ci seen bopp ñuy ñaan rek dogal woowee ñu daal di koy si dikkaat bu baax a baax Ousseynou Diop. ñoom baykatu tomate yi nekk ci vallée bu fleuve Sénégal rawatina ci Dagana la ñuy gën a ñaan te état bi bokk na ci lu jëm ci wàllug li nga xamante ni mooy usine bi fi nekkoon ñu daan ci transformé lu jëm ci wàllu tomate bi loolu nag ñu daat koy delloosi ñoom seen i gis-gis bañ ko tëjee ba léegi liggéey bi doxatul. ñu ngi jëlee woon tomate ji 10 000 tonnes yóbbu ko 90 000 tonnes. donc filière la woon bu mag bu rëy ñun mais du ñu xëy gis ay usines installé wu à Dakar di indi tomate di ko importer di ko def si ay pot di ko def ba rey filière boo xam ne bi y avait des millions de personnes je dis des millions parce que ñun nit ñi naan jóge Tamba jóge Kolda jóge Casamance ñëw di liggéey ci vallée bi ñu dem ba 90 000 tonnes de tomates on a dépassé l'autosuffisance en tomates. seen gis-gis nag état bi moo war a def ay jéego ndaxte usine bi bañ ko tëjee léegi ñoom ñu ngi dund ay jafe-jafe loolu sax nee nañu moo tax liggéeyu tomate bi ni mu waroon doxee ci gox bi le doxetu ko. donc problème boobu du problème mu SOCAS problème mu état la parce que état moo nanguwul protéger ses filières responsabilité Macky Sall la te su continuer noonu arrêté wu loolu population bi daanaka mujj daan dem ba fekk si biir këram néegam bu mu France moytuwul na dellu si waat ñëw jël filières yi taxawaatal leen y a des grands Sénégalais yu fi nekk yu ko mën jàppale man dama ko nawlu ndax lu mu def si programme autosuffisance en riz dafa rafet mais amul suivi. amul relais politique aussi président amul relais politique ndax doo jël ay député nga indi ay programme yu toll noonu duñu suivre fu aménagement yi jaar suivre nu dara. baykat tomate yi nekk ci diwaan bi nag lenn la ñuy ñaan état bi mooy ñu jàppale leen usine bi nga xamante ni tëj nañ ko ay at a ngi ne la ñu ubbi ko ngir nag seen liggéey gën a mën a ñoŋ. ñàkkum ndox mi nees tuut dina doon loo xamante ni daañ ko fàttaliku diggante Thiès Ndakaaru ak banlieue bi nga xam ne moom moo fi nekk kàddu yi ni mel nag ki ko biral di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu ndox mi moom Serigne Mbaye Thiam kàddu yooyee mi ngi ko yëkkatee ca diwaan bu Thiès ñu dem fa fekk fa suñu ndaw Cheikh Anta Diop ak Seylatir
fii ci grand réservoir bu Thiès di mbànd mu rëy mi nga xamante ne sol na ndox ba fees dell jóge ci Lac de Guiers jamono yi daanaka ndox mi agsi na tiwo yi ñu ngi leen di setal waaye jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu ndox mi bëgg na lool muy biral ne ci diggante juróomi fan ci weeru mai jàpp ñaar fukki fan ndox dootul manqué ci diggante Thiès jàpp Tëngéej ba Ndakaaru. Thiès ak Diamniadio Tëngéej ak ñoom ñëpp ak lu jiitu loolu sax ay localité yoo xam ne yii ñi ngi nekk avant Thiès réservoir de Thiès yi bi ma ko gisee ak liñ ma wax nee naa leen ci loo xam ne lii amuñu benn gàllankoor ñi ngi leen di sas ñoom ne leen juróomi fan ci mois de mai nañu def nag léegi ndox mi yegg ci kër nit ñi su fekkee ne nag am nañu yenn jafe-jafe yi yoo xam ne du jafe-jafe yu mag gën gaa sori ñaar fukki fan ci mois de mai ndox mi yegg ci biir kër yi Dakar. Serigne Mbaye Thiam nag di indi leeral ndox mi nga xamante ne moom mooy jóge ci tiwo yi ñu di ko tuur nee na loolee dafa fekk ne dafa am ay liggéey yu ñuy def ngir gën a ñoŋal mbir mi. bi ndox mi di ball ci yoon wi am na ay nit sax yu ko jël vidéo naan ay fuite dafa am ay tiwo yu yàqu waaye tiwo Kër Momar Sarr yooyu fi muy aw du ndox moomu di génn. ci fan yi di ñëw nit ñi danañ ko gis waaye ndox moomu du ndox moo xam ne bi mën nañ koo jëfandikoo dañ koy utiliser pour raxas tuyaux yi. boroom xam-xam yi yëngu ci wàllu ndox mi ràngaayu nañ nee nañ nag fii ak weer ak lu teg fépp fu waay nekk ci réew mi dina jotee ak ndox mu sell. Cheikh Anta lu mooy weer ak lu teg étudiant yu faculté des lettres ak itam sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ñu bëgg moom moo di delluwaat ci li nga xam ne moom moo di amphi loolee nag ñu ngi ko yëkkatee ginnaaw aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko amaloon ak way taskatu xibaar yi dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Abdel Tall moom moomee nag étudiant la ci master bokk itam ci membre yu boobule collectif dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Maymouna Ndiaye ak Jaafara Ba. dem nañ ba dem jàkkoonte kilifa gi waxtaan ak moom pour ne ko benn pàcc bi nga xam ne kat mooy jàngikat muy ñi nga xam ñoo nekk ci langue bu njëkk bi ak langue bi nga xam moo ci topp ñi nga xamante ni ñooy L2 yi léegi nag retour bi nga xamante moom la bëgg ñun ñëpp moom mooy ñëpp jamono global ñëw jàng si loolu lañ bëgg regagner en fii moo taxoon tey ñu gis njiit bi nañu ñoom xamal nañu ko ne ñoom dinañ waxtaan ñoom seen biir d'une manière très bref pour que ñu mën a trouver consensus dem defar retour global pour tout le monde ñëwaat jàng si loolu lañ demoon tey rencontré doyen gis nañoo waxtaan nañ moom ci njëkk ak teraanga xamal nañ ko ne jëroon ñuy xët yi wala ñuy xëccu wala ñuy dem ñu ñuy dégg ci loo xamante ni mesure barrière yi moo ko waraloon parce que dañoo waxoon état dafa waxoon que ne nañu respecté mesure barrière yi léegi toute fois que ñu defoon li nga xamante ni mooy couvre-feu bi lépp levé nañ ko boo gisee levé nañ lépp léegi li des rek moom mooy que fii nii nga xam ne mooy fac de lettres ñu toogaat administration toog doyen toog médiateur toog ñu xool nan la ñuy trouver benn consensus pour que ñu dem jàngi ñun ñëpp. d'ici quinzaine mois d'avril bi ñun dinañ xam ndax retour pour tous bi day am wala benn pàcc bi dañuy continuer te am nañ ci yaakaar que ne ñun ñëpp ay retourner waat dem jàngi si parce que moo ñu gënal parce que tamit ñun ay intellectuels lañ mën nañ vivre avec la maladie quand même kon mën nañ demaat ci amphi dem jàngi. ginnaaw université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru beneen ab université El Hadji Ibrahima Niass nag foofee ma ngay wëy di nekk ci ay jafe-jafe rawatina lépp lu ñeel wàllu koppar mu mel ni itam enseignant vacataires yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ngir rek ñu càmmoonteeg ñoom la ñu digle woon jafe-jafe la ndax itam amuñu ay koppar yoo xamante ni des lañ leen ko mën a jox naka noonu itam section SAES ba nga xam ne moom moo fa nekk mi ngi ñaalu bu baax a baax doxalinu lecteur ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu ngay yëglu Ibrahima Diamé Fally Gueye ci reportage. depuis bi ñu ko ubbee ci atum 2019 université El Hadji Ibrahima Niass mu ngi toltolaan pour décoller waaye tey jii nag ay problème mu koppar ñoo ko nar a plombé budget bi nga xamante ne moom lañ ko jagleel antanul liñ ko yenn moo tax enseignants yi jóg di yuuxu. université boo xam ne dañ ko taxawal yàggul waaye dafa am ay jafe-jafe bi ci ëpp ci wàllu koppar la jëm maanaam li ko nguur gi di jox doyul ñu ñuy jox à peu près 1 milliard 500 millions la ñu doon jox par at yi weesu yëpp ren ñu ngi jox 1 milliard 600 millions waaye suñuy bëgg-bëgg ak université bi mu ngand étudiants yaa ngi ñëw niveau licence yi ñu ngi yokk dafay laaj ñu yokkal ñu lu am solo moo ñu ko diggoon
waaye lu mu ñu dig sori na ak lu ñu defal. ki ñu joxoñ baaraamu tuuma nag du keneen ku dul jëwriñ ki ñu denk wàllu njàngale mu kawe mi. moom moo ñu diggoon ay poste nañu recruter leen boo leen recruter naa leen jox xaalis bi boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw xaalis boobu mënuñu ci jot nañu ko jox loolu daal lañ bëggoon askan wi yëg ko parents d'élèves yi yëg ko enseignants yi yëg ko donc ministre bi tamit yëg ko président de la république mu yëg ko mu xam ne fii on souffre. kii di recteur université bi itam ni muy doxalee enseignant SAES yi la rafetluñ ko benn yoon. defar ay t-shirt ay cap pour man loolu soo si naree dépenser 10 millions amul njëriñ du priorité bu waaw parce que moom moo ko budgétisé ak yeneen yu nu mënul wax ngir nag bañ a bàyyi université bi de mu dugg ci guuta moo tax waa SAES di artu di woo kon ñi di kilifa yi ñu jël seen responsabilité def li ñuy xaar ci ñoom. wàllu njàng mi ak njàngale mi ñu dem ca département bu Marème Odar foofee nag benn école wu tudd Xelkom boo xamante ni ma nga fa naam sori na waaye bëri na ci ay ndongo yoo xamante ni ay jafe-jafe la ñu am ci wàllu këyit monte boobule école nag xarañteefam doon na lu kenn dootul natable ba tax itam ña ca yëngu di sàkku rek ñi nga xam ne ñoo ngànk réew bu Sénégal ñu dikk ak ñoom ci ak ndimbal Omar Ndiaye Babacar Fall bopp. ci atum 1994 lañu ko taxawal école Xelkom koy bokk ci département bu Marème Odar ñi ngi ko ràññee ci ay résultats yu baax. première génération bi ma am daaw la jàll entrant en sixième ñoo ngi amoon 100% vraiment mu doon loo xam ne mbégte la woon ci département bi ak ci région bi parce que résultat yooyu ci 100% yi ñu amoon nañ ci ñaari filles yoo xamante ne bokkoon nañ ci ñi ñu sélectionné pour ñu mën a def concours bi lay permettre mën nga am accès. école Mariama Ba. waaye li ci gàllankoor moo di jafe-jafe kayitu juddu moo leen gàllankoor. très bien ñooñu tamit yàlla def leen nattoo ñu am benn jafe-jafe boo xam ne tax na ñoo ngi fi ba tey ñoo ngi ci commune bi foofu lañ leen orienté problème bi moo nekkoon lan mooy problème mu kayitu juddu ndaxte képp koo xam ne da ngaa def jugement doo mën a am accès ci école Mariama Ba. ndax ci dolli ñu bëri ci élèves yooyu seeni waajur dañuy màngi te saa suñu dem noor da leen di yóbbaale. gis nañ ne bu octobre jotee parents yu bëri dañuy dem màngi ba tax xale yi nga xam ne war nañ ñëw jàng si dañuy mujj ànd ak ñoom. tekki ñeneen ñi bis bu ne bu ñu xëyee war a jàngi école dañuy dox juróom-ñaari kilomètres jàpp fukki kilomètres ngir mën a yegg école. bokk na ci. Demba Ka. Je viens du village de Xelkom. Je marche 10 kilomètres pour aller à l'école. Oui, c'est très difficile. Je lève à 5 heures. Je m'appelle Boyaka. J'habite à Xelkom Collier. 7 kilomètres. Je lève à 5 non. Je viens par route. Je viens à l'heure. ci na lool ndaxte am na xale yoo xam ne dañuy def ay fukki kilomètres di ñëw di jàng si fii di dox moo tax sax ñu bëri ci ñoom dañuy mujj a bàyyi. école Xelkom koy ren ji la am ñaar fukki at ak juróom-ñaar te daanaka ci digg forêt Xelkom bi la nekk te diggante moom ak Marème Odar IEF ba toll na juróom-ñaar fukki kilomètre. mbokk yi bu ngeen di fàttaliku suñu jotaayu xibaar yi ni ki démb yéen a ngi dégg benn conseiller municipal nag diwaan bu Parcelles Assainies mu doon wax rek ne dañoo war a toxal li nga xam ne rek moom moo di état civil bi keneen daal na koy tontu mu di officier d'état civil bi li mu xamle moom moo di atum 2016 ba suñu jon yàllaay tey lu ni mel fa mu nekkoon mosu faa jóge moom Moustapha Mbeng moom moo indi yooyu la leeral dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibou Diouf ak Amadou Ba. bi événement yi amee dañoo déplacer état civil bi yóbbu ko commissariat loolu laay ñëw pour indi ay firnde wax ni loolu dara amu ci. état civil dafa sensible état civil dafa sérieux état civil dafa doon loo xam ne kenn waru ko fooye parce que mbirum population bi la mbirum naissance la mbirum décès la mbirum mariage la kon joxe information à la population di wax ni état civil bi dañ ko déplacé nekkatul ci fi mu nekkoon mi ngi ci police ba loolu ku koy wax war ngaa am information bu leer bala nga koo wax. kon loolu dañuy leeral ni loolu amul ñun depuis 2016 mosuñoo bougé ñu ngi fii ci foyer Cheikh Demba Dia. saccage bi mu amee ñoom bi ñuy saccagé hôtel de ville bi lañ saccagé jotuñoo egsi ci état civil bi ñun nag profité nañ pour bañ ñu brûler ko ñu déplacé woon quelques registres rangé ko dans un lieu sûr pour buñ soxlaa vérification pour bañ yooyu aussi ñu brûler ko mais ñun le service y compris l'officier d'état civil depuis le 9 mars ñi ngi fii di joxe suñuy service au niveau du centre Demba Dia.
mbokk yi ay fan mi ngi nii professeur Didier Raoult nag mi ngi fii ci réew bu Sénégal jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram moom Abdoulaye Diouf Sarr gis ngeen ko noonu mu daal di koy dalal infectiologue français wi lee nga xam ne fii ci Ndakaaru la juddoo nag dina amal ab waxtaan wu yaa ñeel lépp lu ñeel jàngoroy mbas mi du ñàkk ab lëkkaloo dina dox ci diggante institut am ak itam IRD wi nga xam ne docteur Cheikh Sokhna ak itam IRSF bu professeur Souleymane Mboup nga xam ne ñoom ñoo jiite mbir mu ni mel du ñàkk daañu wax ci mbas mi ak tolluwaayam ci àdduna wërngal këpp rawatina fii ci réew bu Sénégal mission bi di wéy nguuru njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall dina ko dalal bu ci noppee itam ni ki ëllëg dina amal ab jano ak way taskatu xibaar yi ca IRSF bu ñu sukkandikoo ci ab note boo xamante ni ma nga bàyyeekoo ca ministère de la santé du ñàkk daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo. ñu wax ci leneen réew bu Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne nag fii la ñuy nemmeekoo lépp lu ñeel wàllu fas ak mbaam ci tund wu Afrique lu ni mel nag di ab rapport wala boog ab enquête boo xamante ni nag ONG Brooke moom moo ko daal di fësal leneen loo xamante ni fësal na ko ci atum 2017 nag amaloon na ab xayma li mu xamle moom moo di nag gox yi gën a sori mbaam ya nag ak fas ya am nañ fa liggéey bu mucc ayib yoo xamante ni bés bu yàlla sàkk dinañ mën wàcce lu tolloog junni ak ñeenti téeméer ci suñu ay koppar yoo xamante ni daañ ko seen borom dina ko mën a jëfandikoo dañuy teewlu docteur Matar Seck moom mooy chargé wu programme bu ONG Brooke ci micro Chérif Dia. Sénégal, il y a un peu plus de 500 000 chevaux, donc 540 000 c'est le dernier recensement bi donc mbaam yi ils sont à peu près 470 000 donc loolu lépp dafay andi koom bu bari. waaw mais donc moo tax ci zone urbaine yi nga xam ne fii la gars yi di am des revenus directs nga xam ne chaque jour bu ñu wàccee nañu am lu ñuy teg seen loxo donc foofu xëy na yenn dispositions yi foofu la nga nekk priorité pour nga mettre leen en application. donc boo ñëwee dans une zone comme Dakar maanaam banlieue bi Dakar ak banlieue bi borom charrette yi dañu am des revenus moyens de 12 000 francs par jour. waaw si yeneen ville de l'intérieur nag gën na néew mais boo defee moyenne nationale bi par exemple ça fait 7 000 francs par jour. ci fàttali mbokk yi ONG Brooke nag mi ngi rafetlu bu baax a baax dogal wi nga xam ne nguur bu Sénégal daal dina koy jël lu ni mel itam bokkoon na ci lu ñu bëggoon naal di ab arrêté interministériel nga xam ne ci njeexitalu atum 2016 la ñu ko rek jëloon mu ñeel visite technique yi ak itam lépp lu ñeel visite sanitaire yi nga xam ne jamono yi nag fas yi wala bokk mbaam yi dinañ ko amal fii ci mim réew. leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñuy door yi lay jotaayu xibaar wàllu tàggat yaram 6e journée éliminatoire CAN 2022 réew bu Sénégal nag xam ngeen ne ni ki tey ji mi ngi doon janook ak Eswatini ngeen baal ma nag 1-1 la match bi boobule tëree waaye itam mu mel ni njongante boobee nag gaynde yi liñ ci def du ñàkk itam li ñu war a amal nag ci wàllu xarañteef des na bu baax a baax tënk li ak Cheikh Sadbou Diarra. tembo bu am cafka nërmeelu le Sénégal tëjee éliminatoire CAN 2022 yi Eswatini la tembool fii ci Thiès Cheikhou Kouyaté moo égalisé ci njeexitalu jongante bi ginnaaw bi Gamedze dugalee ci ñeenteeli simili bi ñàkk nërmeelu ci groupe bi kese lañ mën a jàpp. boo xoolee li ñu créé ay occasion bëriwul lu ñu am ay tir cadre bëriwul c'est parce que vraiment on a eu du mal à jouer et que kuy seetaan ñaari match yi wax dëgg fa yàlla ngay koo xam ne da nga bëgg football dëgg dina métti ci yow nga jeexal leen. si wàllum tactique xel dalagul. dañuy bëri trop déchet technique suñu joueurs yi pour nga jouer loo leen juste dafa métti donc booy jouer équipe boo xam ne nag dafa regroupé il faut nga am ay joueurs yoo xam ne dañoo juste techniquement donc pour man tey li may jàngat dëgg ci ñaari match yi mooy que ne suñu problème du ñu jouer ci 4-3-3 wala ci 4-2-3-1 wala ci 4-5-1 wala leneen ak leneen mais naka la ñuy def ba animer jeu boobu noonu. waaye Sénégal ak ñeenti ndam ñaari tembo amal na parcours bu baax. durant tous les matchs on a marqué donc loolu déjà lu baax la li ñuy déplorer tout le temps rek c'est peut-être la façon dont on joue. waaw c'est ça un peu notre souci mais suñu souci nekkatul qualifié wu ci ay Coupe d'Afrique affaire yooyu noonu parce que
Depuis 2014, le Sénégal n'a jamais 2014 defe naa contre Tunisie à l'extérieur, le Sénégal n'a jamais perdu un match en éliminatoire de la CAN, même sax ci éliminatoire Coupe du Monde on n'avait pas perdu match bi ñu pertoon dañ ko joué woon contre Afrique du Sud. Donc instant yii nii ça fait vraiment 5-6 ans le Sénégal est très régulier ci qualification yi. Sénégal mi jiitu ci classement FIFA bu Afrique te bëgg a jël Coupe d'Afrique 2022 ba ca Cameroun wanewul lu tiitalaate jamono ji dafa dalalul sax supporteram yi. Cheikh Sadbou Sénégal Eswatini nag dañoo témboo benn bal fu nekk mbokk yi fii la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Pape Abdoulaye Dier na fi teew ngir digtal leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jàngeen jëf.